ni nga ko waxee ñuy dalal Ibrahima Sarr moom mooy secrétaire général bu syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications ñu nar a seq ak moom waxtaan xool jafe-jafe yi nga xam ne waa poste ak liggéeykat yi ñu ngi koy dund. Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar am mbégte di la dalal ci Africa 7. di la jaajëfal ci invitation bi yow ak Africa 7. ak ñi ko jiite. mais di nuyu say téléspectateurs. ni ñu ko waxee tey da ngeen def conférence de presse yéen waa SNTPT doon ñaawul waat encore une fois yorin bi nga xam ne noonu lañu yoree poste waaye tamit di ñaawlu retard de salaire yi nga xam ne gis nañ ko foofee sa poste ba léegi poste mu ngi dund lu mu doon dund. Oui effectivement comme ni nga ko waxee tey ci suba tenir nañ benn conférence de presse. mais bii dafa wuute ak yi nga xam ne moom la ñu doon tenir. parce que tey UNSAS muy Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. nekk centrale syndicale bi nga xam ne ci la SNTPT affilié dañu ñëw wàll ci xeex bi waaw dañ ko gën a yaatal gis ngeen jamono yee weesu. Société civile bi duggoon na ci parce que xeex bi tey jii dafa toll foo xam ne ginnaaw tànqamlu bi nga xam ne gis nañu ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy décideurs yi. war a ginnaaw bi nga xamee ne yëglu nañ alerter leen bind leen. pour ñu àddu ci problème poste bi defuñu ko tey dañu fas yéene yaatal xeex bi parce que ñun ay liggéeykat lañu ci biir poste. waaye jàpp nañ ne moomeelu askan wi la. ginnaaw bi mu doonee seen moomeel aussi noonu nekk kuréel boo xam ne da leen di jébbal ay services yu essentiel nekk njëriñ ci ñoom donc bu demee ba toll ci diggante dafa laaj ñu yaatal géew bi. pour que ñëpp jàpp ci solution mën a am. parce que difficulté yi fi mu toll nii. dañ la dégg aussi ngay wax retard de salaire. waaw mais tey dafa mel ni sax viré nañ salaire yi te tey la 3 mars. salaire yi viré ko. ak jot ci day woroo xam nga bu ñu ne viré nañu salaire yi. ak disponibilité salaire yi. du benn xam nga ñun poste dañu am kuréel boo xam ni tey jii nii mën nañu fa domicilier ay salaire majeure partie postier yëpp seen salaire centre financier lañ ko domicilier. donc bu ñu virer salaire yi mën nañu ko virer par des écritures mais boo demee ci bureau de poste yi nga xam ne ñoo nekk à l'intérieur nga xam ne foofu la liggéeykat yi war a feye ko bu xaalis amul naturellement du ñu feye ko. problème yi poste di dund jamono ji kan mooy responsable bi. non responsabilité yi dafa bëri et puis c'est partagé. mais dañ lay gis lu bëri ngay attaquer direction générale bi. non mais naturellement loolu moom mooy yuq bi parce que li ci ëpp solo. moom mooy problème de gouvernance maanaam yorin gi nga xam ne yore nañ ko poste bi loolu moom mooy cause principale bi. parce que boo xoolee tey jii nii problème yi nga xam ne moom la ñuy dund. la ca ëpp solo moom mooy ñàkk xaalis bi nga xam ne moom la ñuy dund. loolu nag mën nga ko natt ci fànn yu bari. benn bi. moom mooy que ni dañu nekk société nationale. di jëflante ak état bi. état bi tollu jamono joo xam ne. ñu ngi ko doon liggéeyal ay mbir. di koy wutu di koy fayal ay bourse de sécurité familiale mu yorel ñu ci xaalis bu bari. te fayu ko. mu toog ab diir mu am impact ci suñu activité. beneen aspect bi. état bi moom poste. moom poste parce que poste société nationale la capital bi c'est détenu à 100% par l'état. état bi am ay liggéey yoo xam ne poste mën na ko exécuter mais daf ko fay wocc di ko jox ay société privée ay multinationales ñu koy def. boo juree sa doom. mu war a dox. yónni woo ko bàyyi ko di yónni doomi jaambur bu la fañee ci yow la. beneen aspect bi état bi moom moo am prérogative di teg ci bopp kër gi ay njiit yu koy jiite ñooñu aussi dafa am wareef di leen di saytu waaye dañu gis ci poste depuis diir dañ fay teg ak njiit yoo xam ne dañuy ñëw def lu leen neex saax-saaxee kër gi pasaree ressources yi
mais dara du leen ci fekk. mais du am contrôle du am dara. mais ni nga ko waxee sa biir wax Ibrahima sooy xool de 2018 à fin 2019 gis nañ ne poste financé na par exemple bourse de sécurité familiale lu toll si 42 préfinancé 42 milliards. mais loolu est-ce que bokk si li nga xam ne aussi indi na gàllankoor si li nga xam ne moo loolu di poste. dama ne moo tax ma ni la problème bi problème de trésorerie la mais li ko andi dafa bari comprendre nga. benn bi moom mooy bor boobu noonu loolu boo ko yenee société nationale nga xam ne dafa am une vocation financière yaa ngi koy lor. beneen bi nga war ko jox ay marché yoo xam ne da ko war a suqali joxoo ko taamu ñeneen di leen koy jox yaa ngi koy lor comme ni ma ko waxee rek boo amee sa doom mu war a dox nga wàcc ko fa di yónni ay doomu jàmbur bu la fañee yow yaa ko teg. waaye aussi teg ci bopp kër gi. ay njiit yoo xam ne lu leen neex xam nga ñu def te dara du leen ci fekk mais pratiquement bambulaa lay doon. mais am na lu doon dimbale poste aussi loo xam ne Bibi Baldé peut-être fekk ko fi Thior amoon na ko Siré Dia amoon na ko mooy compense yi. loolu est-ce que doonul li nga xam ne tamit ay gàllankoor la par rapport gàllankoor yi nga xam ne Abdoulaye Bibi Baldé fekk na ko ci gestion bi peut-être loolu moo ànd ak moom indi yëf yi kon mun na jàpp ne état mooy responsable lépp. non état mais suñu la gisee lu bëri ci li ngay wax mooy cabinet maire bi gestion maire bi peut-être maire bi mooy yóbbu xaalis bu bëri. non xam nga aussi directeur général entreprise gestion dafa fiir boo ci dugalee lu ci bokkul yaa ngi koy lor mais xam nañu ne société nationale yi fii au Sénégal dañ koy politiser à outrance loolu dooreewul ci moom mais moom dafa ñëw fekk kër gi sooxe lu bari lu ñu mënoon mënatuñu ko ba mu jëlee service moom ci boppam wax na ko j'ai hérité d'une société d'une entreprise en difficulté donc loolu bu fekkee ne xam nga ko nga ñëw pratique yi nga xam ne moom moo ñu yóbbee woon ci situation boobu noonu bàyyi woo ko mais yow da nga ko gën a huiler ñëw teg ci sa tànk di def la ngay def. yaa ngi koy lor pratique yi mooy lan maanaam moom mooy gestion bu bon yorin bu bon. yorin bu bon mooy lan maanaam yor kër gi. yor kër gi. mu am ay priorité parce que boo ñëwee hérité d'une entreprise à difficulté nga xam ne dafa am ay problèmes de trésorerie. da ngay fixer ay priorités. miser xam nga sur l'exploitation. jéem a fexe ba kër gi di dox. te la koy doxal xam nga xaalis la. xaalis boobu noonu bu fekkee ne bariwul dafa néew da nga koy jéem a jël orienté ko ci exploitation bi. mais moom bi mu ñëwee priorité bi daf ko jox xam nga au marché ak ay cabinet d'études. naan da ngay réorganiser da ngay réinventer te cabinet yooyu boo leen dàqee ba ñu sori rek dafa am ay collision ak le directeur général. cabinet yooyu noonu ak marché yooyu noonu ay marché yu inopportun yi nga xam ne dañ koy lancer dafa nekk gouffre à argent. maanaam boo xoolee. bor bi nga xam ne état bi yor nañu 2021. dugal nañ ci 30 milliards. mais furaas 30 milliards yooyu amul lenn lu mu impacté ci relance activité de la poste. parce que lu ci gën a bëri dañ ko créer ay couloir xam nga marché yi absorbé ko mais ay cabinet d'études yoo xam ne tey jii nii ay études yoo xam ne pratiquement amul benn impact ci vécu entreprise bi mais di absorbé xaalis bu dul mais 42 milliards préfinancés bourse sécurité familiale 20 milliards yoo xam ne rémunération service public maanaam 62 milliards yoo xam ne peut-être état bi su ko mataloon si poste dina am leneen lu mu. waaye xanaa déggoo li ma la wax dama ne la 2021. ci 42 milliards yooyu. état bi dugal na ci 30 milliards. 30 milliards yooyu noonu amul fenn fu mu feeñ ci taxawaayu poste maanaam exploitation bi tey la gën a sooxe tension de trésorerie bi tey la gën a sooxe. donc 30 milliards yooyu fan lañ ko dugal ñun ci li ñu gis. moom mooy que ni directeur général bi dafay privilégier ay études. études yoo xam ne dafay générer ay honoraires xam nga ci ay cabinets yoo xam ne dañuy identifier que ni moom dafa am lu mu lëkkaloo ak ñoom di lancer ay marchés yu inopportuns di ko jébbal ñoo xam ne dañu sës ci moom
gis nga année 2020 am na 6 marchés yoo xam ne dans 3 domaines différents mu jébbal ko gorom di ko jébbal xaalis bu baree bari donc loolu boo ko booleeg tey jii nii MKD service non bokkul sax MKL multiservice kooku dafa bokk ci entreprise yi nga xam ne tey jii ñoo doon pomper de l'argent à Poste Finance à travers l'agence Malick Sy ak centre financier de Dakar. MKL service kan moo ko moom. ki ko moom rakk waa ji la mu ngi tudd Mouhamed Balde dafa ànd ak moom bokk ci cabinet mais mu am ay facilité am ay entrée bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon pomper de l'argent au niveau de Poste Finance te ba ñu xaymaa la mu yor ci agence Malick Sy toll na ci 65 millions. donc kooku benn pàcc la mais boo xoolee. ci cabinet bi nga xam ne moom la àndaale muy gàngoor boo xam ne tey jii dañu ñëw di explorer ay niche yoo xam ne war nañ fa mën a lancer ay marché war nañu fa mën a fexe ba jël fa dara ñooñu tey jii nii lay seen liggéey ci poste ginnaaw bi nga xamee ne amuñu benn yitte pour xam li nga xam ne moom mooy liggéeyu poste parce que poste métier la tey jii nii le directeur général c'est pas un homme du sérail. mais Ibrahima. moom dafa ñëw Ibrahima ba pare. Ibrahima nga may ma dafa am loo xam ne yow da nga gisee SNTPT. te ku wax syndicat wax ki nga xam ne day préserver bërëb bu mu nekk waaye tamit dimbale liggéeykat yi nga xam ne ñoo fa nekk. xam nga tey suñu gisee syndicat yi di wax yenn yi ci poste tey client yaa ngi daw. sëñ bi. foofu aussi da ngay taxaw. waaw. gis nga syndicat bi ma jiite muy SNTPT. kenn du ko jàngal patriotisme d'entreprise. gis nga lii nga xam ne tey jii nii wax nañu ko ba sénégalais yi dégg ko lu ñu waxtaanee ci biir néeg la. sottiwul ñu génnee ko ci ëtt bi pour ñi nga xam ne tey jii nii ñoom ñoo ñu jox mandat ñu war a mën a toog di leen di waxal di leen di saytul parce que balaa nga naan naam nga ne fa tey jii nii bu entreprise existé wul. travailleur du am travailleur bu amul syndicat du am. donc notre raison d'être c'est notre outil de travail. mais syndicat bi nga xam ne mais syndicat bi am na ñuy wax ne sax dafa lal politique. non loolu tey xam nga syndicat bi. loolu bokk na si lu tax tey bi ku mel ni Bibi Baldé ñàkk Kolda. parce que suñu la gisee. non xam nga sëñ bi. il faut pas orienter le débat. waaw Bibi Baldé c'est un politicien ñun li ñu sekk ak moom. c'est parce qu'il est le directeur général de la poste. la ñuy wax ci moom mooy na mu yoree suñu poste. mais suñu la gisee activiste nga ànd ak ñoom ñuy wax yenn wax yi. non mais parce que gis nañ ko ñu wax yenn wax yi yoo xam ne dafa répercuté wu ci élection yi. dama ne la activiste c'est un sénégalais li ñuy wax tey jii nii ba activiste yi jot ci. ca ñañ ko njëkk a jébbal comme wax moom mooy état du Sénégal toog syndicat bi ngay wax. jël ay koomam dajale mbooleem luy ressource au niveau de la poste muy syndicat muy amical muy direction générale jël leen yóbbu leen hôtel ñu def ndëpp waxtaanee situation kër gi xayma jafe-jafe yi xool li nga xam ne moom moo ko andi ba pare def ay proposition def benn mémorandum jébbal ko autorité yi nekkat lii moom mooy jafe-jafe poste lii moom moo ko andi lii moom mooy responsabilité mais lii moom mooy proposition yi nga xam ne ci la ñu war a jaar pour suqali poste ñu tànqam luñu mais tey jii nii fan la ñuy wutu mooy ci sénégalais yi parce que ginnaaw ñun suñu bërëbu liggéeyukaay la mais sénégalais yi ñoom ñoo ko moom la ñuy liggéey aussi sénégalais yi lañ koy jébbal activistes yooyu ngay wax. ils font partie de population sénégalaise. mais amul leneen te tey jii nii ñooñu ngay wax. lépp loo xam ne tey jii nii revendication sociale la muy ci enseignants yi ba ci élèves yi tout dernièrement lépp loo xam ne tey jii nii askan wi ñu ngi koy jàmbat dañu taxaw ci seen. tey ñi nga dajeel tey centrale bi ñi nga dajeel tey centrale bi. ndax ñoom waxtaanoon nga ak ñoom. mais bien sûr. dama ne la ñun ba ñu defee ndëpp yi ñu def ba pare dañu rencontrer tous les secrétaires généraux des centrales syndicales à travers la coalition des centrales syndicales ñoom ñëpp ku ci nekk
am nga mémorandum bi nga xam ne tey jii nii liggéeykati poste tëgg nañ ko xayma ko ci jafe-jafe yi mais def ci ay proposition amul solution et je pense que ni ci jamono yi ñuy jëm mais dañuy gën a intensifier xam nga la lutte cette lutte là on va l'intensifier communication bi aussi dinañu ko gën a yokk parce que ñun tey jii li nga xam ne moom la ñu gis moom mooy que ni stratégie bi nga xam ne moom la ñu lal moom mooy stratégie du pourrissement maanaam bàyyi ba mbir yépp xam nga affaissé wu ñu ñëw ak seeni réforme impopulaire xam nga imposer ko xam nga possible moom moo tax loolu moom moo tax li ñu sentir parce que nit ki bu fekkee ne tey da nga war a wax dëgg yàlla saafaral problème doo ko bàyyi ba mu toll foo xam ne dafay nekk une situation boo xam ne c'est irréversible mais la responsabilité des travailleurs yi nga xam ne ñu ngi poste mooy par rapport ak prêt yi nga xam ne dañ ko doon def au niveau de la poste est-ce que du cumul de prêts yooyu aussi amul incidence ci li nga xam ne mooy gestion. non loolu ay wax yu yàqu la parce que affaire poste finance bi nga xamee ne jib na. directeur général bi moom moo njëkk a génn ne problème de recouvrement de prêts yoo xam ne c'était consenti uniquement aux travailleurs loolu moom moo andi jiixi jaaxa. mais loolu amoon la ci dëglul rek ma wax la dinañ ci yegg. loolu moom moo andi woon jiixi jaaxa ci boppu population yi. ci la syndicat bi jóg parce que tamit yu mel noonu bu amee nekk à coup de milliards ka nga xam ne moom moo jiite kër gi war ko saytu war ko sàmm xam la nga xam ne moom moo nekk ci biir génn wax la na nga xam ne du méngoowul ak dëgg syndicat bi jóg rétablir la vérité et je pense que ni bi ñu demee ci biir moom ci boppam dellu si waat na pour wax ni mbir yi détournement la mais détournement yooyu li mu làq moom mooy prêt yi mu doon wax ne ay travailleurs ñoom ñoo ko yor tey jii nii boo xoolee bu doon 100 la 90% yi c'est consenti à des fournisseurs à des prestataires dont MKL multiservice boobu ma lay wax ak ay nit ak ay structures yoo xam ne dañ leen reconnaître très proche xam nga di directeur général et pour cette affaire dama lay wax pour dire que ni ñun ñi nga xam ne tey jii ñun ñoo représenter le personnel tey jii nii on s'est constitué partie civile la lettre de constitution déjà a été faite et déposée auprès du juge du deuxième cabinet pour que mbir yooyu noonu ñu leeral ko bañu ko def xam nga ay mbiri bluff parce que li mu engagé ci ay ressources weesu na lool montant yi nga xam ne annoncé nañ ko au niveau de la presse parce que ça a été un carnage financier boo xam ne ça a été savamment orchestré et les personnes impliquées dans cette affaire sont insoupçonnées. mais tey suñu la déggee nga naan depuis élection ba léegi plus de 200 personnes moom nga wax. bien sûr. dañ leen recruter. ci jamono ji poste di dund lii. c'est paradoxal tamit Ibrahima li ngay wax. mais naturellement. loolu moom mooy ñu bëri jàpp nañ ne ay affirmation gratuite. non ñun lépp lu ñuy wax. dafa am firnde. parce que soo mu indiwoon firnde yi dina ma baax dina neex lool. wala nga indi ko ci conférence de presse bi. dama ne la lépp lu ñuy def dafa am firnde mais ña ko war a saytu pour génne confirmer ou bien infirmer li ñuy wax moom mooy fexe ba auditer parce que ñun ba ñu dalee di artu ba ñu dalee di alerter dafa yàgg. gis nga directeur général. lors d'une conférence de presse moom moo génn. wax ni masse salariale poste toll na ci 18 milliards bokk na ci li nga xam ne moom moo gën a sooxe poste loolu dafa woroo ak li nga xam ne moom lay teg comme acte de gestion parce que bu fekkee ne yow da nga jàpp ni sa masse salariale toll na fenn fi te loolu nag bu ko nit ñi déggee peut-être mën nañu yaakaar ni niveau de salaire des postiers yi la mais postiers yi wax dëgg yàlla tey jii nii boo leen nattee par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy fay au niveau national tey jii nii bokk nañ ci ñi xam ne ñoo nekk les parents pauvres mais li nga xam ne moom moo ko waral moom mooy ay effectifs pléthoriques loolu bu amee yow diggante janvier ak février nga recruter 200 personnes plus de 200 personnes plus de 200 personnes yoo xam ne wax dëgg yàlla boo leen identifier ñu ci gën a bëri ci sa zone la ñu nekk ñenn ñi
nga bëgg leen a sécuriser parce que dara leeratul loolu sabotage Ibrahima luy solution te sabotage boobu noonu sabotage boobu noonu ñun duñu ko nangu solution bi parce que Siré Dia ñu fi jaar ñëpp presque dañuy dégg les mêmes paroles. mais loolu c'est de la jamono Siré Dia lu ne dégg nañ ko. waa Thiès yi ñëpp a ngi poste. tey digg nañ ni waa Kolda ñëpp a ngi poste. lan la ñuy def léegi pour gis nga ba léegi déggagoo xam nga ñu stigmatiser ñun li ñu wax ñun on est syndicat on œuvre pour le plein emploi mais aussi on tient compte des équilibres de l'entreprise. Recruter jusqu'à ébranler les équilibres de l'entreprise loolu duñu ko nangu parce que balaa nga naan naam nga ne fa mais ni ñu yoree kër gi moom mooy maanaam fexewoo lu ko suqali fexewoo lu ko génnee ci guuta waaye da ngay fexe da nga koy jàppee loo xam ne comme un moyen de subsistance maanaam mu nekk xam nga benn jumtukaay boo xam ne ci ngay sukkandeku pour asseoir xam nga une base politique au détriment même xam nga de la viabilité de l'entreprise loolu bépp syndicat bu responsable waru ko nangu te loolu dañ koy ñu bëri nee nañ lu tax nga am benn dent bi nga baal ma si Bibi Baldé mooy Thior muy Siré Dia dañoo dugaloon seen xaalis wala ñu financer leen si coopérative bi ngeen yor mais nga ñëw si Bibi Baldé mu bañ nga koy songu non ñu bëri loolu lañ wax non dama la bëgg a wax coopérative bi yàgg nañ di ci wax coopérative bi dañu ko impulsé en 2013 c'était sous Siré Dia comprendre Bibi Baldé bi muy ñëw dans ses premiers mois ci la ànd ak waa coopérative bi dem réceptionner ay terrain boobu fekk na ni clôturé nañ phase bi jeex na donc moom il n'avait rien à financer et je vous dis il n'y a pas un directeur général qui a financé la coopérative c'est l'entreprise qui a consenti un prêt boo xam ni c'est moyennant xam nga des intérêts à un taux de 4,75 maanaam lebal xaalis coopérative bi fay ko toftal ci ay intérêt à hauteur de 4,75 loolu déjà loolu lu kii la mais entreprise yëpp ñu ngi accompagner seen travailleur xam nga pour ñu mën a am ay dëkkuwaay syndicat bu responsable aussi xam ni peyooru liggéeykat yi mënuñ leen a permettre ñu am dëkkuwaay parce que amuñu doole gi dañuy mutualiser ay ressources bu ñu cotiser nag entreprise bi ñëw xam nga gunge leen lebal leen xaalis mais loolu gisuma lu ci ay beneen bi pour firndeel xaalis boobu noonu ñuy wax mais coopérative bi fay na ko ba mu jeex mais beneen aspect bi coopérative bi du fait de son patriotisme d'entreprise ci site boobu noonu nga xam ne moom la ñuy wax ba ñu demee ba dagg terrain yi dañu ci daggal poste kon ñuy wax une superficie de 1082 et site boobu noonu ma lay wax site boobu noonu ma lay wax tey jii nii képp kuy sénégalais bëgg nga ko parce que on est à 200 mètres du lac Rose et on capitalise xam nga 527 conférence de presse nga Ibrahima Sarr conférence de presse bu ne def nga ko colloque bu ne def nga ko taxul nit ñi dégg la wala suñu la déggee tam ñu ngi lay tànqamlu waaw feuille de route bi lan la ak ndax mën nañ dem ba passer vitesse supérieure non ñun on a compris la stratégie et que ñun li ñu jàpp moom mooy ki nga xam ne moom moo la war a wàllu bu la tànqamloo parce que am na lu nekk derrière tey jii li ñu gis moom mooy que ni bëgg nañu population yi du mooyu ko ci naka parce que bu ñu fa demee ñu war leen a jébbal la nga xam ne moom la ñu warloo ak moom du ñu ko mën te la nga xam ne moom moo ko wundu la ko causé la ko sooke dafa jógee xam nga ci état bi benn ci bor bu mu ñu yoreel ñaar ci manque d'accompagnement ñett ci bàyyee kër gi ak ñi nga xam ne ñoom la ko dënk ñuy def lu leen neex te du leen contrôler depuis plus de 15 ans amul xam nga benn corps d'audit bu ñëw xam nga au niveau de la poste saytu xayba beneen bi ñu nekk dans un secteur boo xam ne dañu ko libéraliser
mu am xam nga une autorité de régulation des télécommunications et des postes mais gis nañu ne régulation bi dañ ko orienté plutôt au niveau des télécommunications bàyyi poste di joxe xam nga ay licence à des opérateurs yoo xam ne dañuy œuvrer d'abord dans la clandestinité ba pare ñëw du ñu investir ñëw di écrémer ñu bàyyi poste xam nga ak loolu dafa diis gann xam nga ci poste mën nañ xaar ngeen wàcc ci mbedd mi fan yi mais naturellement fa la ñu jëm mais loolu nag dañu koy waajal boo gisee ñuy élargir xam nga ce sphère là dañu jàpp ni combat bi au-delà des travailleurs c'est le combat de tous les Sénégalais donc moom moo tax képp kuy pàcc sénégalais képp koo xam ne jàpp nga ni poste dafa am njëriñ ci réew am njëriñ xam nga ci askan wi kooku ñu ngi la ci invité waaye aussi di wax xam nga la clientèle que ni li nga xam ne ñu ngi leen koy bëgg xam nga dugalal ci seen bopp loolu méngoowul ak la réalité. clientèle lu ñuy déglu ku mel ni yow dañuy yaakaar aussi ne poste moom poste dama la bëgg a wax dafa am solo. ñun li ñuy wax xam nga toujours luy njëriñ poste la. bokkuñu ak un directeur général boo xam ne dafa taxaw wax ni on a touché le fond il y a plus rien à faire bu gouvernement doon kii sa naataangoo yi li ñu ko njëkk a wax. moom mooy ko ne est-ce que da ngay démissionner et pourtant ñi nga xam ne ñoo ko fi teg ñu ngi koy seetaan muy saboter waaye liggéeykat yi duñ ko seetaan. jamono yii ñuy ñëw lu fi xew rek. nañu jàpp ni. artu woon nañ yëglu nañ yëngal nañ mais nag duñu mës a nangu nag ñu gas ba mu xóot. suul ñu ci kàmb gi ñu noppi bàyyee noonu. donc lépp lu xew rek nañu jàpp ni. ku ci nekk dina assumer ses responsabilités. merci maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi parce que lii aussi dafa am solo parce que situation mënul ñëw xam nga daanu ñu bëgg ko nëppal il faut que nga génnee yuq bi xool lan moom moo waral mbir yooyu opération boobu nag kenn mënuñu tere xam nga ñu def ko parce que li ñu bëgg moom mooy rend ñu suul ñu noppee noonu loolu kenn du ko nangu en tout cas syndicat bi ñuy jiite du ko Ibrahima Sarr la woon moom mooy secrétaire général bu syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications moom lañu doon dalal si invité de la rédaction sant leen gërëm leen bu baax a baax sant Babacar Niang Mohamed Ba ak Makhtar Thiandoum ñu nekkoon si réalisation bi Saliou Faye si coordination bi dig daje beneen yoon jaa ngeen jëf sutura biir sutura biti jàmm biir ak jàmm biti yàlla mi borom jàmm yàlla ñu jàmmal musal ñu te mosal ñu jaa ngeen jëf